looy comparer Wade ak Macky looy wax ci gestion ñaari homme d'état yi loo ci wax ngir génération future comme ni ma ko waxee ñu gën a mën a xam kan mooy ñaari homme d'état yooyu. globalement su ma leen boolee. boole ak génération Senghor ak Abdou Diouf dama naan peut mieux faire. ndax diggante bi génnuñu fi dara tojuñu fi dara. on est aussi pauvre qu'on l'était au départ. maintenant particulièrement diggante Abdoulaye Wade jëmm ji ak Macky Sall. Abdoulaye Wade day lu ko waay bañ nangu ni mag la mu am xam-xam. mu xam réew mi mu muus macha allah. am fulla am fayda ñeme combat te it Sénégal amel nañ ko njukkal ndax lii ñuy jooy ñàkk ka ak Macky Sall moom Abdoulaye Wade reyante woon na ba ñu am ko donc bokk na si ñi nga xamee ni bu Sénégal nekkee démocratie am ay liberté contribuer na ci lu am solo yaakaaruma ni am na ko ci ëppale cër. ñaareel ba aussi si suñu diggante man ak moom nekk na président de la République man ma nekk maire Saint-Louis mais li ñuy opposé wu yëpp gis naa ni ku élégant la maanaam fëri la daal seigneur dëgg la ndax lépp lu ma ko mos a laaj te état jagleel ko dëkk boobu ma doon jiite muy Ndar du ci am laam-laamee da koy nangu même bu defee ay erreur boo ko waxee comme na mu jëlee woon programme de développement touristique ba génn ko jox ko ministère de la culture ngir ay tappalekat yu fa nekkoon parce que bëggoon a milliards la ñuy bañ a gis ba ma ko waxee teg ko ci diggu pénc ma dafa ko nangu delloowaat ñu ko donc loolu aussi c'est une qualité intrinsèque boo xamee ni il faut que ñu delloo ko njukkal parce que bu njoolee neel njool na kese yem ci ñaareel ba li ko wutee nag Macky Sall mooy que ni kii xam na état wala boog am na fu mu gisoon état wu Sénégal amoon na ay limites yoo xamee ni xel ni daan na ko gàllankoor ba du ko mën a jéggi di ci dem kii nag rusul yarasul amul xam-xam bi yéenewul Sénégal te ni ci gën a bon dafa ñu fekk loo xamee ni moom mi juddu après les indépendances ak suñu génération gi xamuñu colonisation tubaab xamuñu nan la daawoon di yeewee suñuy maam yeeg suñuy bàyyi di leen duma ndax ab tubaab ñëpp xam nañ ni colonisation bi fii mu toll ak na mu taxawee woon xam nañ ni dañu daawoon di yeew suñuy maam ak suñuy ay bàyyi di leen duma di leen exploiter boo demee yow yeew si juddu góor gi xamee ni yow ñoom moomatuñu la yaa moom sa bopp war ngaa góorgóorlu ba daw bërëb boobu daw stratégie yooyu daw taxawaay yooyu ndax wolof nee na ku ndóbinu rey sa maam foo gisee lu ñuul da nga war a daw mais li gën a yées moom mi xamul loolu bi mu ñëwee dafa ñëwaat boole réew mi yëpp li baax ci réew mi am njariñ ci réew mi waroon njariñ Sénégal yi fa nga xamee ni fa la li gën a am solo doon xettali Sénégalais yi daf ko jël boole ko ak Sénégalais yi yeewuñu ba ñu takk yóbbu ñu waat fa ñu doon yeewu maamaati maam dëkk ñu fa waajo yorewaat karawaasam dina ko teg suba ak ngoon te loolu aussi mooy li gën a bon parce que gis nga xam nga àddina day dox chaque génération dafa am ay défis essentiels yu mu war a yëkkati suñu génération ñun tey jii Sénégal xam nga fan la waroon toll maanaam xool Côte d'Ivoire ni balaa ñuy génn fukki at yi di ñëw Sénégal dina nekk la première puissance économique te man loolu mooy sama xalaat mooy suma yéene mooy suma taxaw mooy suma ambition parce que nit ki da ngay am nawle tey jii li ko waroon taxaw mooy ñu natt ñaata kilomètres d'autoroute la Ouattara def en Côte d'Ivoire ñu ne lu mu gàtt dinañ def double bi ñu xool li nga xamee ni moom la IBK def au Mali ci wàllu culture cotonnière ñu ne dinañu produire 2 fois plus ñu xool performance yi nga xam ne Ghana am na ko ci wàllu système qualité système éducatif ñu ne dañuy fexe ba nos universités doon les premières universités de la sous-région loolu moo tax nit war a def politique loolu la ñu war a dund ci engagement politique nga xam nga li yées ci Macky Sall mooy que ni da nga daan il est complètement à l'opposé de li ñu war a taxawee ak fi ñu war a def li ko intéressé mooy l'aspect bestial maanaam genre li bàyyi ma di soxla maanaam naa mos naa lekk naa féex naa conserver son pouvoir naa la jouissance du pouvoir et la conservation du pouvoir maanaam dafa ñoo escroquer ñun Sénégalais yi nax ñu gëmloo ni dañuy indi rupture mais en réalité bi ñu ñëwee on a vu l'aspect le plus archaïque et le plus primaire de la gestion d'un État
mooy li nga xam ne aux indépendances dans les pays grégaires africains lañ fa daawoon di def genre Idi Amin Dada ak genre morom yooyu ak Mobutu Sese Seko moom la Macky Sall la ñëw en plus jeune mais absolument en rien wutewu leen ndax ñale amuñu woon programme de développement seen sécurité réew intéressé wu leen woon seen bopp seen njaboot seen ay àndandoo dong na leen ñoroon te lu nit ñi am ci réew ma danañ ko jël jox ko ay tappalekat ngir mën a conserver ses pouvoirs Macky Sall réew mi intéressé wu ko avenir du Sénégal ñoru ko lu Sénégal am dina ko jël jox ko ay jàmbur parce que jàpp nañ ni Sénégal gi pour nga sax pour nga am pouvoir foog tubaab yi ni waaw pour nga sax si pouvoir boobu foog tubaab yi ni waaw foo dem ci réew mi ba bi ñuy mujj jooy muy autoroute à péage bi foofu dinañ ci dellu si honorable ndax bokk na ci laaj yi Abdoulaye Wade c'était un vrai patriote ba doon nañ erreur lool ndax nit rek la waaye yamul ci lenn ak Macky Sall ça il faut le reconnaître et c'est la réalité